El Hadj Mamadou Ndiaye Dos. kon noonu lay demee bu loolu weesoo ba tey dañuy continuer actualité bi ndax Binta Mané ci kanam tuuti moom it dina fi teew daal di yaatal li nga xamante ne moom mooy actuel bi lu jiitu loolu Binta ma nuyu la. ma lay fay Salma di nuyu képp koo xam ne teew na ci plateau bi ak téléspectateurs yi ñu suivre li gën a fës ci actualité bi bokk ci visite bi nga xam ne Mary Teuw Niane ministre de l'enseignement supérieur amaloon na ko foofu noonu ci Ziguinchor dem toog waxtaan ak li nga xam ne moom moo nekk étudiants yi xamal leen aussi li nga xam ne moom la nguur gi di dépenser ci ñoom chaque année comme ni ko somme bi ñu ngi koy wane noonu ci image yi 52 milliards chaque année ak yeneen yi nga xam ne laxasu na ci biir bourse yi dina ci ñëw ci kanam ci yaatu li leer ci actualité bu loolu weesoo aussi dinañ ànd ak l'ambassadrice des ados mu nekk Ndeya tey nag muy waxtaanee lu am solo muy ado yi nga xamante ne dañuy naan ay doom pour daal di grossir yan conséquences wala yan gàllankoor la mën a indi ci seen wàllu wér-gu-yaram ci kanam tuuti dinañ ci dikk waaye lu jiitu loolu aussi dinañ waxtaan lan moo leen ciy dugal bu loolu weesoo aussi dinañ ànd ak El Hadj Ndiaye Dos ci wàllum référence ni ma leen koy waxee nit kuy dox rek war nga am référence kon Alaaji ma nuyu la nga bàyyi la aussi nga wax téléspectateurs yi kan moo nar a nekk suñu référence tey. Ajëf Salma ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yu la chaîne leader Sen TV Ajaratu Astou Seck la ñuy dalal moom mooy njiitu COCOGES nag kuréel la goo xamante ni dafa ëmb ay commerçants ak ay commerçantes ni ki INACO ak yeneen i kuréel yoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu njënd ak jaay. ayca kon ci kanam tuuti loolu la ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi waaye nag ginnaaw ba tijji moom moo jot te liñ koy tijjee xam ngeen ko moom mooy actualité bi ñu ciy ànd ak Ajaratu Ndeye Assou Gueye ak El Hadj Ndiaye Dos dama leen di jox kàddu gi ñu daal di yaatal waxtaan bi. ayca Ajaratu. jërëjëf Salma Sidya Ndiaye ñu lay dalal ci seen show. merci jërëjëf ci invitation ñu koy dalal mu yemook nag tey bés bi nga xam ne moom lañu jagleel mbooleem liggéeykat yi nekk ci àdduna bi ngeen jóge léegi fi nga xam ne nag moo di ci palais bu président Macky Sall doon gisee ak moom jébbal ku koy ci nga xam ne nag ci ngeen dëxëñ mbooleem li nga xam ne moo di li leen naqari lan lañ fa mën a jàpp lu fa ruusee. waaw lu fa ruusee xam nga dafa mel ni actuellement ni ñaari coalition mu am coalition des centrales syndicales bu am ba ñeenti centrale ak beneen coalition FSA bi ma jiite. donc defe naa ne beneen. ñaata nga mën a siggi nga xool caméra bi. waaw beneen comment ça s'appelle beneen coalition bi déposé na benn cahier unique ñun aussi déposé nañu individuellement ku nekk sa cahier. donc defe naa ne discours yi fii topp allocution yi dafa tënk rek li nga xamante ne mooy revendication yi parce que mënuñu woon dugg au fond puisque dañuy déposé cahier. donc ñun en ce qui nous concerne lu ñu remarqué ci ay problèmes lu bëri daaw déposé nañ. dañu d'abord poser le problème relatif au cahier de doléance parce que dañ koy faral déposer ñu gis na ren dafa am retard maanaam cahier daaw bi ba tey liggéeyuñ ci donc ñu poser président principe traitement cahier doléance yi nu mu gën a gaawee parce que dafa mel ni tey ren bu ñu déposé dafay mel ni ñaari cahier moo fa nekk donc dañu obligé di reporter yenn éléments yi comme ñun collectivité locale li nga xamante ne. dafay mel ni ñaari kay moo ci moo tegaloo actuellement donc y a ñaari kay donc loolu day indi. ci FGTS. donc ci ñëpp. ci ñëpp parce que daaw kay bu ñu déposé ba léegi di liggéeyuñu ci. enfin gouvernement bi yóbbul na ko ministère yi bi ñooy def seen observation semaine passée lañ ñu ko jox. donc dafa am retard. bon boo leen défilé ngeen xëy défilé bu ngoonee ngeen dem gis président Macky Sall ban njëriñ la am finalement léegi. waaw njëriñ mi mooy xam nga rek. question yi nga xamante ne mu ngi ci secteur yi dañ koy récapituler jébbal ko moom moo am sañ-sañ jox ko ministre yi. waaw da ngeen di bu ko joxee ministère du travail moom moo koy compiler bu fekkente ne ministère X wala Y am na capacité wu régler problème yooyu ñu décentraliser ko su ko defee ñëpp daal di ci étudier ñëpp daal di ci jot pour que ñu saafara problème chaque année mais def nañu ay effort parce que cahier de doléance yi dafa daan cumuler ay 3 ans 4 ans def naa ne ñoom ministère defoon nañu effort ba. loolu wàññeeku parce que 2012 ba léegi on a traité jusqu'en 2015 donc des na 2016 rek loolu nag retard la boo xam ne ñun mënuñ ko comprendre en tout cas souligné nañ ko ne ah bu ñu bëggee paix sociale nañuy traité cahier de doléance fulaal ko parce que sinon bu demee nii ñu war a def ay 3 cahiers xam nga ñu ku mel ni man damay gët du ma dem déposer parce que su may déposer c'est pour que ñu traité ko. donc loolu wax nañ ko vraiment pour que mu leer. mais est-ce que kay yooyu fekkante bu woon 2016. kenn traité wu ko ba mu ñëw fekk si bu 2017. xam nga ci 2016. la ñu ni président Macky Sall dafa am ay centrales syndicales yoo xamante ni maanaam daf leen logal. leen jox loolu moom moo tax pratiquement déposer kay sax amatul sa raison d'être. est-ce que quelque part
du ne yenn ci centrale syndicale ñuy jiiñ ne dañu ànd ak président Macky Sall mu leen di jox moom moo tax fi mu toll ni syndicalisme bi sax amatul njëriñ ci Sénégal. waaw defe naa ne ci côté centrale syndicale man mën naa wax ne vraiment combativité bi ni ñu daan xeexee amatul loolu nag mën nga ci tirer say conclusions mais man damaa gis ne depuis 2011 bi ñu fi voté bi ñuy gagné ñu ne centrale X premier deuxième troisième quatrième. amoon na CNTS. UNSAS CSA CNTS man ma ñëw cinquième. yow nga ñëw cinquième. waaw gis nañ ne boobu ba léegi dafa mel ni centrale yi toppatootuñu en tout cas amatuñu sañ-sañ wàcc mbedd bi man ci sama xalaat parce que li may gis yëpp ci xeex di ko ñaawlu mooy enseignants yi dem nañ ba ñoom ñu créé seen syndicat autonome bokkatuñu centrale. donc loolu lu koy indi mooy dama yaakaar ne centrale yi dañuy teggi seen taal chaque fois dama koy wax dañuy yaakaar ne damay sànni xeer rek. mais damaa gis ne dañoo teggi seen tànk parce que rôle central syndical mooy ci loolu. voilà ci loolu avant ñu ñëw ci rôle central syndical ki di Alioune Ndiaye xam nga ko. central syndical di UDTS la jiite. UTS voilà UTS la jiite moom it ci fête du travail bi bokk na ci ñi président de la République recevoir waaye li jiitu dépôt cahier de doléances yi am na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko par rapport ak vision bi mu am ci ni syndicalisme di doxee ci Sénégal. kon Salma bu dee élément bi jàppandi na mën nañu ànd ak waa régie seetaan ko jël soit ci plateau bi. jëlaat duñ leen fay seen salaire yi tribunal joxe. délégué du personnel yi ñu ngi leen di menacer ci entreprise yi. problème mu PAF mu ngi nii dañu xëy rek arrêté liggéey ba waxuñu liggéeykat yi wow na waxuñu liggéeykat yi tooy na ci liggéeykat yoo xam ne def nañ 14 ans 15 ans. boo seetloo presque travailleurs journaliers yi moo ëpp lu ñuy jël bu dul loolu entreprise dañuy def appel à des entreprises de travail temporaire contrat yooyu du contrat yoo xam ne day sori donc ça veut dire que ne aujourd'hui liggéeykatu Sénégal bi sonn na ëllëgëm lëndëm na li ñuy wax nag mooy Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi benn système lañ am pour joxe kay revendication yi te xool nañ ne wax dëgg yàlla boobaak léegi jamono ngi dox bu jamono di dox nag da ngay dox ànd ak moom donc war nañu innover syndicat yi daje xalaat xool lan la ñuy proposer leneen lu yees loo xam ne lii moo gën a positif pour faire avancer revendication liggéeykat yi ci fête première bi. Younouss Sabal ñu koy remercier ci élément boobu Alaaji. voilà bu ñu déglu Aliou mu wax mel na ni le problème reste entier. oui reste entier mais moom il est responsable na ku nekk da nga évaluer ci sa taxawaay ci réew mi. moom man. moom Aliou Ndiaye. moom il est moom responsable. na wax lan la def après parce que di constater ay faits ay constats parce que syndicat ñaar moo mën a am da nga am sa revendication nga teg ko ci table bi bind. proposé ko fi nga ko war a posé réglé wuñu ko mais nga xool naka ngay mobiliser liggéeykat yi pour ñu xeex parce que rapport de force rek moo mën a changer affaire mais dama gis ne nit ñi rapport de force boobu gëmatuñu ko. mais rapport de force lu tax gëmatuñu ko parce que yéen dañ leen logal. mais absolument man de ci côté boobu dama gis ne véritablement y a des problèmes parce que tey mënoon nañ ñun en dehors du fait que centrale yi bëri na mais lan moo ñu empêché comme ni ñu ko defoon temps année yi passé ba ñu am ay accord loolu lan moo leen ñu empêché ñu lëkkaloo pour que ñu saytu problème yi nga xamante ne secteur yëpp lan mooy seen problème ñu rassemblé ko ci benn document ñu xeex mais damaa gis ne léegi ku nekk da ngay demal sa bopp te lu koy indi mooy man sama wax du neex xëy na mais li ma constaté mooy ñun dañu piégé dañoo piégé parce que simplement état bi daf ñu piégé dañ ko wax de ci nan leen ci li ñu piégé mooy dafa commencé bi muy commencé introduire ay subventions bi muy commencé di indi ay yeneen position loolu la loolu dafa dem ba mais subvention yooyu mi ngi jóge ci élection de représentativité yi nga xamante ne amoon nañ ko en 2011. waaw ci loolu la tukkee. ci la ñuy subventionné. et puis loolu pour man c' est dans l'ordre naturel des choses parce que xam nañu centrale syndicale yi nga xamante ni ñoo ëpp doole yi dem Genève xam nañu leen ainsi de suite. donc c' est tout à fait normal ñu subventionné. waaw mais c' est tout à fait normal mais Aliou élection 2011 amul seuil de représentativité maanaam waxuñu kan mooy représentatif dañoo dem voté bi ñu dem voté dañu dugaloon benn barre ñu ne 5% ou 3% mais au dernier moment ñu dindi ko parce que centrale seen boobu dañuy ragaloon élection de représentativité parce que tey dama lay wax xam nga yi ñëw nii. moo gën a le 11 mai non yóbbu nañ ko le 30. le 30 mai léegi dañ ko toxal parce que waaw. kañ lañ ko toxal xanaa seen gisee beeg président de la. non vendredi. passé commission nationale bu ministre du travail présidé. moo tax ñu poussé ko mais gis nañu ne actuellement ñun en tant que responsable syndicaux dañu war a xoolaat suñu bopp. chaque fois dama koy wax différence bi maanaam sigle yi ñu teg ko fële ñu lëkkaloo ñu mën a teg problème ci table ñu avancé tant que defuñu loolu rek dañuy def ay répétition
maanaam di yóbbu ay mais Sidya Ndiaye xam nga problème bi du neex a lijjanti parce que ci ay jamono déggoon nañ fi participation responsable. bu ñu ko fi déggee ñu ngi doon wax sax mais loolu moo xawoon a tane li ñu gis parce que lu ñu gis nii dafa mel ni centrale syndicale yu ci bari ñu ngi leen di taxawal mais dafa mel ni genre gañ sa moonin la. dafa mel ni nekkatuñu di revendiquer intérêt liggéeykat bi mais seen intérêt bopp ñoom ñi jiitee centrale syndicale yi moom la ñuy. absolument je suis d'accord ak yow ci analyse boobu parce que tey dafa mel ni dañ ci profiter. ñun responsable syndicaux yi di ci régler ay problème or bu ñu demee ba ci biir par exemple boo xoolee subvention yi passé c'est vrai que ñun ñoo ko décidé woon ne dañu war a def ni extra mais comme amuloon seuil de représentativité ñu jël ko parce que subvention ci principe subvention bi da nga war a jox ñoo xam ne da amuñu doole parce que bu la tax ñuy subventionné dañu ne centrale yi lu bëri am nañu problème de fonctionnement mais mënoo jël masse bu toll ni 300 millions jox ko benn groupe te liñ ko pàccoo dafa ñaaw maanaam ñu jël 40% yi pàccoo ko ku nekk am 30 millions dem calculer alors que ñeneen yaa ngi fi ñoo xam ne dañu soxla subvention donc loolu moo tax ñun à l'époque dañoo rué dans les brancards ñu ne autorités yi d'accord ñu ci façon boobu. mais parce que tey da ngeen di encouragé seen problème xaalis encouragé est-ce que mooy encouragé mooy finalement dafa mel ni loterie la quoi nekkatuñu fii pour liggéeykat yi suñu bopp lañ fi nekkal donc image boobu dafay indi désyndicalisation maanaam nit ñi noonu nangatuñu gëm syndicat nangatuñu syndicat parce que dañu naan yéen seen bopp ngeen fi nekk. tout le temps nga dégg yooyu te une part de vérité moo ngi ci il faut que ñu nangu que ñun dañu war a gën a mobiliser waat xam gis nga actuellement élection yi enjeu yi fu subvention bi ak yenn poste mais gis nga bu ñu duggee ci créneau boobu dootuñu revendiquer te syndicat bon xaalis bi yaa ngi wax ne da ngeen war a booloo mooy doole mais yéen xaalis bi ñuy séddoo ñii di séddoo ñeneen ñi duñu séddoo moo tax mënu leen boole. non dama la jox benn wala yow da ngaa frustré parce que yow dañoo gars yi dañoo séddu te yow kenn séddu la. moo jël cinquième. waaw du question frustration moom kenn séddu ko. xoolal man rebelle la moo tax kenn séddu ko. la rebelle la. non waaw mais parce que nee nañu. ba li nga nekk rebelle moo tax nit ñi dañuy wax affaire yi ni mu demee. c'est-à-dire en fait Sidya Ndiaye est incontrôlable. waaw xam nga Sidya Ndiaye est incontrôlable. loolu moo tax en tout cas ci information yi ñu am. Sidya Ndiaye du mës a séddu. bon ñàkk séddu bi. ñàkk séddu bi complot la ñu def contre man. parce que actuellement bi ñu paree malgré que defuñu woon pourcentage. seuil de représentativité dañu ne woon juróom central la ñu jël. te bokk naa man maa juróomeel alors maa ngi jox ñu poste conseil économique social dans le haut conseil pour le dialogue social ak yeneen kuréel yoo xamante ne la preuve palais bu ñuy wax 5 centrales yi bokk naa ñuy wax. mais naka la ñu ne 5 centrales la xaalis bi ñëw rek ñoom ñu dem déjeuner ak président de la République décider ne foofu ñun duñu bokk. parce que gis nañ ne ñun liggéey bu ñu def ci terrain bi man j'ai l'habitude de dire boo ma joxoon milliard mënuma ko romb. danaa ko jël te mënuma ko romb parce que waaw mais est-ce que du liñ la joxul moo tax. est-ce que buñ la joxoon Sidya Ndiaye ba doon kaas doo soppeeku. nañ ma jox ba pare. nañ ma jox bon coow rek mooy nañ la jox nañ ma jox rek nga xool ndax damay arrêté kaas. non je crois que vraiment léegi Sidya gis ngeen ak président de la République déposé ngeen seen cahier de doléance yéen ñi jiite. syndicat yi jiitu toll ci 5 ku ci nekk jël na kàddu lañ fa wax itam lépp mi ngi sunu nopp waaye nag nettali ci la mi ñu borom la daaxee lan la ñu mën a jàpp ci seen gisee ak président de la république tey bi ngeen di déposer seen cahier de doléance yi. waaw non ci gisee bi comme ñëpp souligné nañu le fait que cahier daaw yi dafa tardé donc jox na instruction ministre du travail pour que véritablement ñu réparer loolu maanaam nu mu gën a gaawee ñu woote pour que ñu traité apurer passif boobu. donc defe naa loolu lu positif la gis nañu aussi man par exemple posé naa ko problème mu dugg revendication sax mooy policier radié 87 30 ans ñu bëri ñu ngi amee frustration ba tey chaque fois ça revient ma ne ko président c'est une question sociale da ngay fexe ba policier radié yi ñu jéem a tourner la page sa prédécesseur am na lu mu ci def parce que PS régime PS moo leen di radié woon en 87 bi Abdoulaye ñëwee def na effort ba ñu créé police bi mais loolu yëpp ça n'a pas marché mais ba tey contentieux yaa ngi fii boo jëlee question à la traite bi am na ñoo xamante ne dañu dindi juróom-benni at ci seen calcul point pension de retraite donc tey gis nañ ne seen morom yi ñoom ñu ngi am pension yu kawe ñoom am ñu pension donc loolu defe naa ne indi na aussi ay propositions concrètes nee na peut-être 2 milliards danañ ko jël injecté ko pour jéem a apurer li nga xamante ne mooy absence de cotisation parce que depuis bi ñu leen arrêté ñu rajale fay cotisé wuñ mais état bi nangu ne ni dina jéem a seet mbir mi naka lay def pour ñu régler loolu lu concret la mu des yenn problème yoo xamante ne ñun ñëpp dañ ci répété parce que gisuñu ci avancement problème mu comme ni ma waxee au niveau des collectivités locales fonction publique locale def nañ lépp ba ñun actuellement nii
lan moo des mooy mise en œuvre mais dafa taxaw moo tax ma rappelé ko nag ma ne ko actuellement naam situation bi calme na mais ci ay combat la ñu jëm parce que liggéeykat yi nee nañu dañoo mer ba faute parce que dañu les décrets bu ñu bëgg a taxawal muy créer agence nationale fonction publique locale ba tey ça traîne donc nee nañ ko fonction publique locale moom bu ci jógulee fan yii yow nii ñuy dégg parce que toog nañ boobu ba léegi di patienter mais patience bi dafa am limite donc gis nañ ne aussi ñun en ce qui nous concerne secteur agricole dama leen wax ne ay textes yoo xam ne 1953 1957 boobu man juddooguma sax ñooy régir grille salariale bi mais ñooñu mën nañu am payeur bu baax nañ ko waxte de ay salaire de 64 000 francs 35 000 francs 40 000 francs defe naa ne stagiaires yi nga xam ne sax ñoom la ñu adopté seen statut te am 60 000 ñoo ëppale liggéeykat yooyu nekk ci àll bi vraiment mu mel ni loo xamante ne lu doy waar la lu kéemaane la gis ay entreprise nag comme ay GDS bu ñu yokkee catégorie salaire bi day wàññeeku donc grille boobu baaxul mais ñun dañu ne nag ngay augmenté catégorie nit salaire di wàññeeku xam naa loolu kenn ko nangu. recul la donc moo tax ñun ñu ne il faut que ñu saytu. créer convention loolu wax nga mais président de la République ci tontom lan la teg seen loxo lu yéen dal na seen xel. non lu mu teg ci loxo mooy immédiatement dañu war a ubbi ay négociations pour que ñu saytu convention parce que amul convention texte bu fi nekk Mamadou Dia temps Mamadou Dia lañ ko signé wala Jojo Ndiaye ministre moo ko signé mu ne loolu jaaduwul donc d' accord ne dañu war a rapidement parce que au conseil pour le dialogue social dafa créer dafa anticiper commencer réfléchir ci convention collective parce que texte yu bëri même yéen seen code de la presse. nee na d' accord nañ ne pour rapidement parce que dañ ko yóbbu woon pour balaa ñu ko yóbbu assemblée dafa am ay réglages yu ñuy def donc nee nañ ko nag fu mu nekk ni situation salaire yi parce que depuis 2009 kenn yokku fi salaire mais nit ñi liggéeykat dañu sonn donc bu fekkente ne mënuñu kii dañuy delloo buum bi ci mboy bay bi rek te loolu aussi je crois que centrale yi dañu interpellé wu. noonu interpellé à plus d'un titre war nañ góorgóorlu ba au-delà des dépôts ñun ñëpp ñu manko d' accord ne bu dépôt yi bu ñu ko defee ba pare te gis ñu avancement mais ñu combat. mais est ce que loolu dina yomb gannaaw ba ñu xamee ne même yéen ñi teewoon foofu sax dañu déposé seen cahier de doléance am na ci ñoo nga xamante ni jubóowuñu ba président de la république sàkku na ci ñoom ñu waxtaan ci seen biir est ce que loolu du nañ ma baal ci wax ji est ce que du gàcce fi ñu jàpp ne syndicalisme ci Sénégal fa la toll pratiquement bu ñu xoolee ci sous région bi moom moo ci raw mu am ay. kuréel yu ndaw yoo nga xamante ni ay sama centrale nii la tudd centrale bi maa ko jiite def nañu appel mën na jox dëgg ba président de la République bi sàkku ci ñoom ñu mën a waxtaan juboo ci seen biir loolu itam est-ce que quelque part bokkul ci li tax gëdd ak fulla bi war état bu Sénégal mun na. mais c'est évident parce que bu fekkente ne division bi dem na ba ñu am ay 20 centrales gis ngeen secteur éducation def nañ seen élection 53 organisations. 27 yi ñoo compétir donc dafa mel ni ñeneen yi. mais benn ci kii. waaw benn voilà donc loolu moo tax moo ci am 10% de yeneen ñi ci des yëpp amuñu lu avec 3% kii 2% kii 1% la ñoom. kenn moo fi am 10% te 10% yi sax ca la yem. waaw mais muy Souleymane Diallo Sels. nga xam nga kii bi ni ñu ko defee consensus amul woon ci pourcentage parce que man dama leen nañ def attention parce que représentativité bi dafa relative ci secteur monde social. par exemple tey nee nga ne kii rek moo am 10% mais léegi ana 90% est-ce que central syndicat boobu dafa représentatif moom kenn mën na wax tuuti 10% la am ana yeneen 90 yi donc dañu waroon a xalaat. mais baram bi moo nekkoon 10%. est-ce que yéen seen problème bu doon ci négociation bi. fa ngeen di non Ndiaye gouvernement dafa am ñoo xamante ne ñoo ko imposé yaay central particulièrement la CNTS moom moo imposé 10%. moo ko imposé nañ ko wax te dee. d'accord te loolu mënuñu koy ñaawlu parce que dañu d'accord ci 5% pour ñu permettre le maximum de gens de se qualifier pour ñu ñoom ñu ne nañ ko 15 ba 20%. jéeg da ngeen moo di gërëm wax ko. d'accord léegi je lui dis nee naa ko léegi boo ko defee yow kenn nga qualifié nga ne yow 10% da nga ñëw ëpp mbool donc y a des choses yoo xamante ne xel moo koy réglé maanaam ñu toog gëstu am consensus ne affaire bi du question exclusion te encore une fois dafa am loo wax au début. problème bi mooy problème xaalis. ay avantage kese am na ñoo xam ne depuis 40 ans ñu ngi fii ay avantage kese moo leen toogloo fii. justement bu ñu bëgg a écarter ñeneen ñi loolu mooy problème bi. justement lu bëri ci ay syndicats dafay juddu te ña jiite woon yenn syndicats yi boobu tey ñoo fi nekk jafe-jafe yi ci liggéeykat yi di gën di tar jamono ji lan mooy solution ça veut dire ci ki nga xam ne moo nekk ci biir liggéeykaayam di jànkonteel ak ay jafe-jafe am yaakaar ci syndicaliste boo xam ne daanaka boppam la fi nekkal moom liggéeykat boobu. yow lan koy xalaat ak ñoom naka la ñu war a xam nga élection yi sax sur le principe war na mën a nekk lu baax
bu fekkente ne dafa doon joxe une moyenne normale mu am ay 5 ay 7 ou 6 organisations mu permettre bu ñu paree ci élection ñëpp d'accord ne ñii ñoo génn ñeneen ñi jéem a seet ñan lañ mën a àndal ñu regroupé wu. je veux dire syndicalistes yi fi nekk yow sax wax nga ko. daanaka seen intérêt bopp. moo ëpp parce que ñu bëri sax ñoo ngi leen dem ba di leen méngale ak ay politiciens. ay politiciens yoo xam ne dañuy def politique politicienne. lan moo ciy saafara ci liggéeykat bi nga xam ne tey jii lañ doon màggal liggéey bi moom mu jaaxle sëngeem am ay jafe-jafe yoo xam ne mënu ko saafara parce que bëri na ay kër yoo xam ne syndicat am fa dara am fa liggéeykat yi di jànkonteel ak ay jafe-jafe yu metti te duñu gis koo xam ne daf leen di taxaw ñu yaakaar ay syndicalistes yoo xam ne duñu leen gis lan ngay conseil liggéeykat boobu wala kooku daal lu ma koy conseil d'abord élection yi di ñëw aussi ñu tànn ñi nga xamante ne mën nañ leen défendre parce que am na ñu fi gagné woon ñu évaluer bilan social. su ma lay comprendre maanaam liggéeykat boobu amul benn solution. maanaam am na solution dans le sens que moom il est à la merci de ces syndicalistes yi nga xam ne ñoo fi nekk. non c'est-à-dire que liggéeykat bi war na xam ban organisation mooy jël en compte ses intérêts parce que am na ñoo xam ne ñu ngi régler di xeex di régler ay problème maanaam les syndicalistes combatifs dafa am ñoo xam ne dañu renoncer ci loolu. d'accord te syndicat dafa ànd ak. mais yow lan moo tax doo jël initiative maanaam nga yëngal sa façon yi ngay wax nga ne gars yi yënguwuñu il faut. lan moo tax doo ko man kay maa ngi tere lan moo tax doo ko jiite. maa ngi tere bi maa ngi jéem a parce que Sidya Ndiaye alaaji dañ ko doon dégg léegi nag kenn dégg. xanaa nekkul ci Sénégal déedéet xam nga avant dañ ko doon dégg tout le temps waaye fu mu nekk nii. non dama ne bu ñu lay dégg aussi dégg wàññeeku na waaw. defe naa ne actuellement Sénégal ñu di leen remercier nañu dem jëli information yi bu ñu dellu see yeggale waxtaan bi. dellu si waat ci plateau daal di yeggali waxtaan bi ajaratu xanaa ci ñaari simili rek ma bàyyi la nga daal di tëj. waaw ci ñaari simili ñoo ngi doon laajte suñu gan gi ne dañ koo gëj a dégg bu ñuy comparé ak jamono ja nga xam ne soo daan rajo bu daan tijji rek dégg Sidya Ndiaye muy sànni xeer lu waral soppeeku bi. non soppeeku amul ñun ñu ngi liggéey xam naa ne peut-être que comme chaîne yi dafa bëri léegi parfois aussi couverture médiatique bi du kii mais fan yi rek ñu woon ci àll bi. demoon nañu fi ba ak organisation des paysans ba Ndiawar fekk fa ay problème ñuy demandé audit tout ça et cetera dem nañu aussi ci yenn compagnie comme GDS Grand Domaine bu ñu posé ay problème war a posé foofu préavis de grève ak dox ñaxtu fan yi di ñëw pour secteur agricole donc ñun ñu ngi liggéey ñun boobu ba léegi fu ñu nekkoon ne foofu la ñu nekk bu ñu wax bu ñu analyser xam na ne kay dafa am ñoo xam ne ñu ngi fi defuñu fi dara ñooñu ngeen war a tudd ñooñu kenn déggu leen kenn gisu leen ñu ngi tukki rek ci avion yi rek waaw ñu ngi fi non Ndiaye Dos am na ñoo xamante ne Sidya Ndiaye ñooñu mooy ñooñu yow xam nga déjà fi nga lim ay 4 centrales syndicales wax ni ñii dañ leen di jox xaalis te yow yaay 5e kenn joxu la donc cela veut dire que ni loolu da nga ko ñaawlu mais ni nga ñaawlu loolu ba tudd ñooñu war nga mën a ñaawlu pour ñu dama ne da nga jël sa téléphone ngay woote rek di ngay secrétaire général yoo xam ne mosuñu nekk Sénégal ñu ngi ci bitim rek ñooñu xam ne leen ñoo gën a tukki ministre des affaires étrangères loolu wax naa ko te tukki yooyu ñoo gën a voyagé ministre des affaires étrangères ba pare duñ bu ñu ñëwee xanaa booy tukki pour ay mission syndicale boo ñëwee mu am impact si li nga xam mais yow di nga dem Genève bokk nga ci ñi dem Genève waaw mais c'est une fois par an te loolu dama fay dem parce que dama fay liggéey dama am lu ma fay liggéey donc aujourd'hui defe naa ne problème yi mooy nañu góorgóorlu ba ñu indi ñu crédibiliser mouvement syndical parce que dañu perdre suñu crédibilité nañ ko wax dee loolu lu ko indi mooy problème xaalis bi mooy problème avantage yi mooy problème voyage yi nañu fexe ba liggéeykat yi sentir ne ñu ngi liggéey sinon ne dañu bàyyi ñu dem feneen defe naa loolu mooy wax ji la preuve comme ni ma ko waxee yenn secteur comme éducation benn centrale contrat la en réalité lu tax parce que syndicat yi fa nekk yëpp ay syndicats autonomes lañ. donc je crois que centrale syndicale loolu mooy boo nekkee ci benn secteur boobu am problème nga mobiliser say forces pour que ñu mën a xeex mais tey loolu amu fi donc je crois que loolu dafay wàññi suñu doole dafay wàññi en tout cas suñu crédibilité te loolu ñun waruñu ko seetaan. d'accord jaajëfal nañ la lu bari Sidya Ndiaye may fàttali ne yaa jiite FGTSB amoon mbégte doon ko dara rubrique actualité àndoon ci ak El Hadj Ndiaye Dos. jaajëfal yow ñu lay jaajëfal lu bëree bëri di remercier bu baax El Hadj Ndiaye Dos bu loolu weesoo nag dañuy ànd ak Binta Mané daal di dem jëli actuel bi. Binta.
actualité bi ñu koy tàmbalee Salma ak li nga xam ne moom moo nekk seneweb.com moom mu ñëw ci visite bi nga xam ne Mary Teuw Niane ministre de l'enseignement supérieur amaloon na ko foofu noonu ci Ziguinchor dem toog waxtaan ak li nga xam ne moom moo nekk étudiants yi mais aussi xamal leen ne nguur gi li muy def ci ñoom par rapport ak li nga xam ne moom moo nekk bourse yi nekk na loo xam ne lu takku la ndax bu ñu koy xayma toll na ci 52 milliards yoo xam ne chaque année nguur gi dina ko dépenser pour fay li nga xam ne moom moo nekk étudiants yi seen i bourse donc dafa nekk loo xam ne étudiants yi ñoom seen bopp dañ ko war a mën a reconnaître mais aussi bàyyi nguur gi may leen temps ñu daal di liggéey ndax jàpp na ñoom ñoo tax ñuy liggéey donc ndax bu ñuy xool toll na ci plus de 80 000 étudiants yoo xam ne ñoom dinañ jot li nga xam ne moom mu nekk seen bourse donc mu nekk lim boobu nga xam ne mu nekk 52 milliards par année yooyu mais aussi am na leneen loo xam ne cité na ko ci lu toll ci 30 000 bourses yoo xam ne ay bourses fictives la maanaam ñoo xam ne dañ koy fayeeku te duñu ay étudiants mais aussi figuré wuñ ci benn université boo xam ne nekk na fii ci Sénégal donc loolu aussi mbokk ci loo xam ne dañ koy ñaawlu ndax nee nañ étudiants ñi nga xam ne dañuy ay bourses fictives lañ ci 3e cycle bi la te 3e cycle booy xool 60 000 la ñuy fayeeku donc mu nekk loo xam ne buñ koy xool ci wàllum xaalis boo xam ne nguur gi mi ngi koy ñàkk lim bi mi ngi toll ci 11 milliards yoo xam ne chaque année nguur gi dina ko ñàkk ci 30 000 bourses fictives yooyu ba tax na 25 000 yi ci boppam mu nekk ay bourses litigieuses yoo xam ne jot nañ ko supprimer ndax yeneen yi nag moom dañ koy saytu ba gën a xam loo xam ne ba gën a am loo xam ne moom moo ci leer donc loolu nekk ay kàddu yoo xam ne Mary Teuw Niane moom ci boppam moo ko xamle ci visite bi mu amaloon tey ci Ziguinchor. Alaaji ban ñàngat ngay am ci kàddu yu ministre bi. mais liberté wóor moom moo di ne saytu gi ñu ngi koy wax mais catastrophe la bu ñu nee 30 000 bourses xam nga c'est coûteux xaalis bu bari la c'est-à-dire en fait suñu njiit yi ñu jiitee à chaque fois dama koy faral di wax am na yoo xam ne bu ñu ko waxee dañuy yaakaar dañuy dénoncer mais dañuy gàcceel seen bopp. lu day ni ab état 30 000 bourses nga fexe ba mu rëccu la nga ne chaque année di nga ñàkk 11 milliards. non mais. loolu c'est trop. ban réew la ñu nekk réew moo nga xamante ni kilifa yu ñu jiite médecin après la mort rek la ñuy def médecin après la mort rek mais non ñun dañu xoolaat suñu bopp. ñu bàyyi suñu invité mu wax ñu ci xalaatam. non man de li muy jaay dox wax la ci la ànd quoi parce que c'est pas possible xanaa code de contrôle amu fi lii sax vraiment waruñu ko wax si. dañ ko war a saafara nu mu gën a gaawee ñu arrêté ko te ñun nekkoon nañ étudiant université depuis boobu nekk de système boobu mooy kon yooyu problème yàgg na fi man ma nekk étudiant il y a plus de 20 ans 30 ans c'est les mêmes problèmes je me rends compte que dafa gën a aggravé mais ci man rek lañ nekk naka la loolu mu ne nekkee ngay fay 30 000 personnes mu am ñu ko touché ñu nekk fii te ji jàppuñu kenn yóbbu ko ci yoon. mais loolu dafa mel ni ay complicité yoo xam ne kenn xamul lan la donc je crois que vraiment bu ñu fekkente dañ leen jox ay léegi jox leen ay pouvoir pour ñu régler léegi nañ ko doxal nu mu waree mënuñu ko ñu dégager parce que lii dafa ñaaw 12 milliards 11 milliards nga koy sànni nii jàll ci Maliforo te xam nañ ñu ko jël mais kenn du leen sanctionné Sénégal nag loolu la ñu war a bàyyi nit ñi di def lu leen neex yaa ma neex kenn du jël ay mesures ça ne peut pas compter lii dafa ñaaw man li ma ko bu ma ko déggee dama rus quoi c'est pas possible que 30 000 personnes ñan ñooy touché 30 000 mandats. bari na 30 000 bu ñun boobu mu njëkkee étudiant amoon na université Dakar ndekete loolu mooy kon ne ba léegi ba demee ay 30 000 kon nag ñun vraiment waaw ni ko Alaaji waxee nekk na loo xamante ne waruñu ko woon wax sax nag faculté bu nekk rek yow yaay yóbbu sa liste direction de bourse nga wax say étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo am droit recevoir li nga xamante ne moom mooy bourse bu fekkee résultat année bi yëpp génn na donc 30 000 étudiants yooyu naka la ñuy def bay fayeeku bourse boobu aussi ak ci yan faculté lañ nekk na lu ñu war a lijjante te mu nekkee ci bourse yi noonu la nekkee ci codification yi pour am li nga xam ne moom moo nekk ay chambre ndax am na yenn ñoo xam ne ñi ngi université bu Dakar di fa fanaan te jàngewuñ fa nekk ñooy étudiants loolu lépp c'est des choses à dénoncer donc ñu tëj li nga xam ne moom moo nekk seneweb.com ubbi senego.com moom mu ñëw ci ay accusations yoo xam ne yaanaam kenn ci membre Y'en a marre yi mu nekk Thiat tenir na ko à l'encontre ki nga xam ne moom moo nekk directeur des affaires étrangères donc mu nekk des Sénégalais de l'extérieur mu nekk Sori Kaba moom ci boppam li ko Thiat xamale rek mooy Sénégal ci boppam recevoir na ci Allemagne lu toll ci 1,800 milliards de dollars bu ñu koy xool ay 1174 milliards lay nekk donc ci suñu xaalis mu nekk somme boo xam ne bu takku la ndax loolu bu ko Sénégal recevoir pour ñu mën a rapatrier li nga xam ne moom moo nekk ay doomam jëlee leen Allemagne indi leen fi nga xam ne moom moo nekk Sénégal loolu nag nekk ay accusations yoo xam ne Thiat moom ci boppam tenir na ko donc bi ki nga xam ne moom moo nekk Sori Kaba nekk directeur des Sénégalais de l'extérieur bi mu ko déggee moom nag fi mu nekk mi ngi bitim réew waaye dafa réagir ci benn audio boo xam ne dañ koy ànd ak li nga xam ne moom moo nekk régie déglu ko te ñëwaat ci plateau bi à tout de suite.
élément boobu noonu ndax am na audio boo xam ne waroon nañ ko mën a déglu ki ciy wax mu nekk Souri Kaba nekk directeur des Sénégalais de l'extérieur donc moom li mu xamle rek mooy bu ñibbisee dinañ commencer engager ay procédures judiciaires pour mën a porter plainte ki nga xam ne moom moo nekk Thiat bu Y'en a marre ndax propos yi nga xam ne daf ko tenir ay accusations yu grave la ay accusations yoo xam ne aussi c'est pas fondé c'est fausse ba tax na ñoom seen bopp dinañ def li nga xam ne moom moo ci war ndax dootuñu toog di seetaan nit di tibb li nga xam ne moom moo nekk lu tàng wala lu tilim di ko teg seen loxo li mu xamle rek mooy mu nekk Italie Espagne Allemagne du benn sénégalais boo xam ne jóge na fa ñëw fi nga xam ne moom moo nekk Sénégal ñu yëkkati 1 franc jox ko li nga xam ne moom moo nekk nguuru Sénégal donc somme boobu nga xam ne sax Y'en a marre yëkkati na ko nekk na somme bu dérisoire donc somme boo xam ne sax xel mënu ko nangu donc ñi nga xam ne dañ leen rapatrier c'est des sénégalais yoo xam ne dañoo jóge Sénégal dem fi nga xam ne moom moo nekk bitim réew bu ñu fa yeggee dañuy wax ne ñoom ay réfugiés lañ maanaam dañoo ñëw pour demander li nga xam ne moom moo nekk asile ndax seen dëkk dafa am fitna te kuy xam Sénégal xam ne Sénégal bokkul ci dëkk boo xam ne am na fitna donc bu ñu demee ci li nga xam ne moom moo nekk foofu noonu ñuy lijjantee wàllum kayit yi bu ñu demee ba nga xam ne dañuy xool ñu bu ñu nee Sénégal nag ñoom dañuy def seen enquête bu ñu defee seen enquête ba xam ne ñii amul waruñoo bénéficier li nga xam ne moom moo nekk état réfugié waruñu leen a may li nga xam ne moom moo nekk asile dañ leen di dajale donc daal leen di delloo ci li nga xam ne moom moo nekk seen dëkk weddiwu ko nag ne lim bi takku na ñu war a ñëw Sénégal lim bi takku na lool ci ay sénégalais yoo xam ne war nañoo jóge Allemagne Espagne Italie ñëw fii ni ci Sénégal mais xaalis bi nga xam ne Thiat bu Y'en a marre wax na ne état bu Allemagne daf ko yëkkati teg ko ci loxo nguurug Sénégal loolu nekk na loo xam ne fondéwul ba tax na ñoom nag liñ ci def rek mooy porter plainte daal di engagé li nga xam ne moom moo nekk ab procédure judiciaire on aurait bien aimé nag écouter li nga xam ne moom moo nekk audio boobu ndax nettali ci làmmiñu borom la dàqee mais comme que demee na noonu rek ñu bàyyi ñi ci des ñu daal di ko monter. macha allah waaye yow mat nga ndaw defe naa ne kàddu yi leer na Alaaji. mais gis nga moo xat ko encore une fois bu ngeen liiree bu baax a baax dafa ne le président Macky Sall aurait conclu un deal aurait xam nga kenn mënu ko ci topp dara conditionnel la utiliser xam nga conditionnel la utiliser kenn mënu ko ci topp dara kenn mënu ko ci topp dara mu ngi mel ni waaja demoon màkk rek xam nga ñu wax ni mu ne njort nañu ne am na ay sénégalais yu ami jafe-jafe ci jamono yooyu jamono yi oustaz Moustapha Guèye la coow ni kër kër ni këpp bi ñu ñëwee wax dafa ni waxuma ni am na de dama ni njort nañu ni mais bi toog bu gaa yi toogee xalaat xam nañu ni kii dafa ni njort nañu ni comme ñëpp kii conditionnel la utiliser c'est-à-dire am na détail yoo xamante ni lii ay détail la c'est-à-dire Souri Kaba moo war a bàyyi détail sénégalais de l'extérieur yi ay sénégalais lañu comme ñun bu ñu amee problème nañ jéem a xool naka la ñu war a mën a def ba lijjanti seen problème gis nga jëlee nañ fi ay Sénégal Valence xam nga sànni leen ci aéroport bu Saint-Louis jox leen ku nekk 10 000 francs ak sandwich c'était en 2004 2005 xam nga ñiy jógee bërki Demba Ndiaye États-Unis coow li ku ne dégg na ko coow li dafa dem ba ni kër ni këpp nag saa gars yi soog a weddi lii it bañ ko doon ruuma ndax yàgg na xam nga bi ñu waxee ni américains yi ñu ngi leen di indi Sénégal yi nekk Amérique ñu ngi leen di indi lañ ca waxoon Sénégal yi nekk Amérique ña ngay ñëw de waaye ñi nekk Allemagne dinañ ñëw ñoom lañ waxoon dañ ko weddi woon lu dañ ko weddi woon lan moo tax ñu weddi démb tey ñu bëgg koo dëggal tey ñu bëgg ko dëggal ni ay la yéwén loolu am na ndax ñii dañu woon ay réfugié lañ ñii dañu na Sénégalais buy tukki te awul ci yoon bu demee fële dina lay boo nga xamante ni mooy tax mu mën a am këyit du Sénégal rek dëkk yu bëri noonu la ñuy def ñun Solaro dem nañ fa ak ay algériens yoo xamante ni dañuy ñoom ay réfugié lañ ay këyitu réfugié lañ yore am na ci Sénégalais boo nga xamante ni Italie la jógee dem États-Unis mais kayitu réfugié moom la jógee Italie dem États-Unis loolu immigration ak loolu ñoo ànd. c'est-à-dire il faut suñu kilifa yi nag bàyyi di vilipender suñu doom yi ca bitim réew. il faut ñu bàyyi loolu ñoom bu fekkee ne mënuñoo jox xale yi liggéey ngir ñu toog fii nañ jéem a xool naka la ñuy def ba assainir milieu bi su ko defee gone yi mën a dégg jàmm ci réew yooyu ñu nekk. am na solo ajaratu. ak lu ci mënti am coow lii bari na ndax boo leen fàttalikoo bi ñu fa invité woon Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières moom dafa dëggal ne ci gis-gisam ak ay sources yi nga xam ne moom la am parce que moom day voyager partout à travers le monde moom nee dafay am kerse sax bu demee bitim réew nekk sénégalais parce que ñenn ñi dañ koy wax pourquoi yéen waa Sénégal rek yéenay nangu
di ñuy indi seen doom ngeen di jël xaalis. bu fekkente ne problème am na kenn du leen gis mais bu fekkee dañuy laaj xaalis rek ngeen ñëw tàllal seen loxo ne présent mu nekk loo xam ne Boubacar Seye fii la taxaw wax ko ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu yooyu rek Sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi leen di rapatrier ni ko Alaaji waxee gannaaw bi nga xam ne waa Amérique doom Sénégal yi fa nekkoon dañ leen fi indi dañoo waxoon waa Allemagne bi nag coow li bari na ndax dañ leen jox xaalis wala joxuñu leen xaalis ki nga xam ne nag moo di Moustapha Diakhaté aussi un jour bi mu fi taxawee weddi na ko nee na kenn joxu leen na xaalis seulement réew bu Amérique daf ne bu fekkente ne joxuñu leen maanaam nanguwuñu seen doom yi ñëw dootuñu nangooti accordé visa ça veut dire day nekk ku nekk ak li nga xam ne moom ngay wax mën a nekk lay wala mu bañ a nekk lay nee nañ aussi ci ay mbir gannaaw waa Allemagne waa Argentine moo ciy topp bu yàggee nag xam naa ne doomu Sénégal foo mënti nekk ci àdduna bi da nga ñibbisee ndaxte ngeen baal ma de ci document de ci 30 secondes. Argentine ak Brésil. Argentine ak Brésil gis nga nañ ma baal dinaa ko wax Sénégal yi nga xamante ni ñoo jaaree Cap Vert dem Brésil ak Sénégal yi nga xamante ni ñoo jóge Europe xam nga jaar ko ci benn pays scandinave ba yegg du ma wax pays turu pays bi. parce que Sénégal yu bari ña ngay dem foofu léegi mais ñooñu ñëpp dañ leen di delloosi parce que am na nu mu demee. ni mu demee nag li jaral laajte diggantaan dalal ci seen show. merci jërëjëf ci invitation ñu koy dalal mu yemook nag tey bés bi nga xam ne moom lañu jagleel mbooleem liggéeykat yi nekk ci àdduna bi ngeen jóge léegi fi nga xam ne nag moo di ci palais bu président Macky Sall doon gisee ak moom jébbal ku koy ci nga xam ne nag ci ngeen di xëñ mbooleem li nga xam ne moo di li leen naqari lan lañ fa mën a jàpp lu fa ruusee. waaw lu fa ruusee xam nga dafa mel ni actuellement ni ñaari coalition mu am coalition des centrales syndicales bu am ba ñeenti centrale ak beneen coalition FSA bi ma jiite donc defe naa ne beneen. ñaata nga mën a siggi nga xool caméra bi. waaw beneen comment ça s'appelle beneen coalition bi déposé na benn cahier unique ñun aussi déposé nañu individuellement ku nekk sa cahier donc defe naa ne discours yi fii topp allocution yi dafa tënk rek di nga xamante ne mooy revendication yi parce que mënuñu woon dugg au fond puisque dañuy déposé cahier donc ñun en ce qui nous concerne lu ñu remarqué ci ay problème lu bëri daaw déposé nañ dañu d'abord poser le problème relatif au cahier de doléance parce que dañ koy faral déposé ñu gis na ren dafa am retard maanaam cahier daaw bi ba tey liggéeyuñ ci donc ñu posé président principe traitement cahier de doléance yi nu mu gën a gaawee parce que dafa mel ni tey ren bu ñu déposé dafa mel ni ñaari cahier moo fa nekk donc dañu obligé di reporter yenn éléments yi comme ñun collectivité locale li nga xamante ne dafa mel ni ñaari cahier moo ci moom moo tegaloo actuellement donc y a ñaari cahier donc loolu day indi. ci FGTS. donc ci ñëpp. ci ñëpp parce que daaw cahier bu ñu déposé ba léegi di liggéeyuñu ci. enfin gouvernement bi yóbbal na ko ministère yi bi ñooy def seen observation semaine passée lañ ñu ko jox. donc dafa am retard. bon boo leen défilé ngeen xëy défilé bu ngoonee ngeen dem gis président Macky Sall ban njëriñ la am finalement léegi. waaw njëriñ mi mooy xam nga rek question yi nga xamante ne mu ngi ci secteur yi dañ koy récapituler jébbal ko moom moo am sañ-sañ jox ko ministre. waaw da ngeen di bu ko joxee ministère du travail moom moo koy compiler bu fekkente ne ministère X wala Y am na capacité wu régler problème yooyu ñu décentraliser ko su ko defee ñëpp daal di ci étudier ñëpp daal di ci jot pour que ñu saafara problème chaque année mais def nañu ay effort parce que cahier de doléances yi dafa daan cumuler ay 3 ans 4 ans def naa ne ñoom ministère defoon nañu effort ba loolu wàññeeku parce que 2012 ba léegi on a traité jusqu'en 2015 donc des na 2016 rek loolu nag retard la boo xam ne ñun mënuñu ko comprendre en tout cas souligné nañ ko ne bu ñu bëggee paix sociale nañu traité cahier de doléances fulaal ko parce que sinon bu demee nii ñu war a def ay 3 cahiers xam nga ñu ku mel ni man damay gett du ma dem déposé parce que su may déposé c'est pour que ñu traité ko donc loolu wax nañ ko vraiment pour que mu leer mais est-ce que kay yooyu fekkante bu woon 2016 kenn traité wu ko ba mu ñëw fekk si bu 2017 xam nga ci 2016 la ñu ni président Macky Sall dafa am ay centrales syndicales yoo xamante ni maanaam daf leen logal leen jox loolu moom moo tax pratiquement déposer kay sax amatul sa raison d'être est-ce que quelque part du ne yenn ci centrales syndicales ñuy jiiñ ñi dañu ànd ak président Macky Sall mu leen di jox moom moo tax fi mu toll ni syndicalisme bi sax amatul njëriñ ci Sénégal. waaw defe naa ne ci côté central syndical man mën naa wax ne vraiment
combativité bi ni ñu daan. El Hadj Mamadou Ndiaye Dos. kon noonu lay demee bu loolu weesoo ba tey dañuy continuer actualité bi ndax Binta Mané ci kanam tuuti moom it dina fi teew daal di yaatal li nga xamante ne moom mooy actuel bi lu jiitu loolu Binta ma nuyu la. ma lay fay Salma di nuyu képp koo xam ne teew na ci plateau bi ak téléspectateurs yi ñu suivre li gën a fës ci actualité bi bokk ci visite bi nga xam ne Mary Teuw Niane ministre de l'enseignement supérieur amaloon na ko foofu noonu ci Ziguinchor dem toog waxtaan ak li nga xam ne moom moo nekk étudiants yi xamal leen aussi li nga xam ne moom la nguur gi di dépenser ci ñoom chaque année comme ni ko somme bi ñu ngi koy wane noonu ci image yi 52 milliards chaque année ak yeneen yi nga xam ne laxasu na ci biir bourse yi dina ci ñëw ci kanam ci yaatu li leer ci actualité bu loolu weesoo aussi dinañ ànd ak l'ambassadrice des ados mu nekk Ndeya tey nag muy waxtaanee lu am solo muy ado yi nga xamante ne dañuy naan ay doom pour daal di grossir yan conséquences wala yan gàllankoor la mën a indi ci seen wàllu wér-gu-yaram ci kanam tuuti dinañ ci dikk waaye lu jiitu loolu aussi dinañ waxtaan lan moo leen ciy dugal bu loolu weesoo aussi dinañ ànd ak El Hadj Ndiaye Dos ci wàllum référence ni ma leen koy waxee nit kuy dox rek war nga am référence kon Alaaji ma nuyu la nga bàyyi la aussi nga wax téléspectateurs yi kan moo nar a nekk suñu référence tey. Ajëf Salma ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yu la chaîne leader Sen TV Ajaratu Astou Seck la ñuy dalal moom mooy njiitu COCOGES nag kuréel la goo xamante ni dafa ëmb ay commerçants ak ay commerçantes ni ki INACO ak yeneen kuréel yoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu njënd ak jaay. ay ca kon ci kanam tuuti loolu la ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi waaye nag ginnaaw ba tijji moom moo jot te liñ koy tijjee xam ngeen ko moom mooy actualité bi ñu ciy ànd ak Ajaratu Ndeye Assou Gueye ak El Hadj Ndiaye Dos dama leen di jox kàddu gi ñu daal di yaatal waxtaan bi. ay ca Ajaratu. jëf Salma Sidya Ndiaye ñu lay. amatul loolu nag mën nga ci tirer say conclusions mais man damaa gis ne depuis 2011 bi ñu fi voté bi ñuy gagné. ñu ne centrale X premier deuxième troisième quatrième amoon na CNTS. UNSAS CSA CNTS man ma ñëw cinquième. yow nga ñëw cinquième. waaw gis nañ ne boobu ba léegi dafa mel ni centrale yi toppatootuñu en tout cas amatuñu sañ-sañ wàcc met bi man ci sama xalaat parce que li may gis yëpp ci xeex di ko ñaawlu mooy enseignants yi dem nañ ba ñoom ñu créer seen syndicat autonome bokkatuñu centrale. donc loolu lu koy indi mooy dama yaakaar ne centrale yi dañuy teggi seen taal. chaque fois dama koy wax ñu yaakaar ne damay sànni xeer rek mais damaa gis ne dañoo teggi seen tànk parce que rôle central syndical mooy ci loolu ci loolu avant ñu ñëw ci rôle central syndical ki di Alioune Ndiaye xam nga ko central syndical di UDTS la jiite UTS voilà UTS la jiite moom it ci fête du travail bi bokk na ci ñi président de la République recevoir waaye li jiitu dépôt cahier de doléances yi am na yenn ci ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko par rapport ak vision bi mu am ci ni syndicalisme di doxee ci Sénégal kon Salma bu dee élément bi jàppandi na mën nañu ànd ak waa régie seetaan ko jël soit ci plateau bi. jëlaat duñ leen fay seen salaire yi tribunal joxe. délégué du personnel yi ñu ngi leen di menacer ci entreprise yi. problème mu PAF mu ngi nii dañu xëy rek arrêté liggéey ba waxuñu liggéeykat yi wow na waxuñu liggéeykat yi tooy na ci liggéeykat yoo xam ne def nañ 14 ans 15 ans. boo seetloo presque travailleurs journaliers yi moo ëpp lu ñuy jël bu dul loolu entreprise dañuy def appel à des entreprises de travail temporaire contrat yooyu du contrat yoo xam ne day sori donc ça veut dire que ne aujourd'hui liggéeykatu Sénégal bi sonn na ëllëgëm lëndëm na li ñuy wax nag mooy Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi benn système lañ am pour joxe kay revendication yi te xool nañ ne wax dëgg yàlla boobaak léegi jamono ngi dox bu jamono di dox nag da ngay dox ànd ak moom donc war nañu innover syndicat yi daje xalaat xool lan la ñuy proposer leneen lu yees loo xam ne lii moo gën a positif pour faire avancer revendication liggéeykat yi ci fête première bi. Younouss Sabaly ñu koy remercier ci élément boobu Alaaji. voilà bu ñu déglu Aliou mu wax mel na ni le problème reste entier. oui reste entier mais moom il est responsable na ku nekk da nga évaluer ci sa taxawaay ci réew mi. moom man. moom Aliou Ndiaye. moom il ma ne est moom responsable. na wax lan la def après parce que di constater ay faits ay constats parce que syndicat ñaar moo mën a am da nga am sa revendication nga teg ko ci table bi bind. proposé ko fi nga ko war a posé réglé wuñu ko mais nga xool naka ngay mobiliser liggéeykat yi pour ñu xeex parce que rapport de force rek moo mën a changer affaire mais dama gis ne nit ñi rapport de force boobu gëmatuñu ko. mais rapport de force lu tax gëmatuñu ko parce que yéen dañ leen logal. mais absolument man de waaw ci côté boobu dama gis ne véritablement y a des problèmes parce que tey mënoon nañ ñun en dehors du fait que centrale yi bëri na mais lan moo ñu empêché comme ni ñu ko defoon taw année yi passé ba ñu am ay accord loolu lan moo la ñu empêché ñu lëkkaloo pour que ñu saytu problème yi nga xamante ne secteur yëpp lan mooy seen problème ñu rassemblé ko ci benn document ñu xeex mais damaa gis ne léegi ku nekk da ngay demal sa bopp te lu koy indi mooy
man sama wax du neex xëy na mais li ma constaté mooy ñun dañu piégé dañoo piégé parce que simplement état bi daf ñu piégé dañ ko waxte de ci nan leen ci li ñu piégé mooy dafa commencé bi muy commencé introduire ay subventions bi muy commencé di indi ay yeneen position